asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Infos Rewmi asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu dikkaat ak yéen tey ci seen émission tey nag dina wute ak yeneen émission yi nga xamante ni daan nañ ko def parce que tey dañuy doxantu fi nga xamante ni kat fii la kii di Amy Sakho nekk ngir ñu waxtaanee lépp li nga xamante ni jëm na ci wàllum yoon rawatina ci mànkaanam bi nga xamante ni ci lay yëngatu. Amy Sakho bokk ci li nga xamante ni moom mooy commission bi nga xamante ni ñoom ñu association des femmes juristes du Sénégal tey mu yor li nga xamante ni moom moo nekk seen porte-parole ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokku téléspectateur Infos Rewmi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy seetaan Infos Rewmi di leen nuyu en particulier di nuyu waa association des femmes juristes sénégalaises bi nga xam ne ñoom ñoo am confiance ci man def ma seen chargé de communication. ñu dooree waxtaan bi Amy ak li nga xamante ni moom mooy coow li nga xamante ni kii di Walfadjri quotidien fësal na ko tey ci limu 21 filles yu xamante ni moom lañ nemmeeku ci 14 mois yi nga xamante ni am na fi ci lim bu xamante ni lim bu doy waar la ñi ñàkk seen bakkan ñëpp nekk ay jigéen ana ban gis-gis nga am ci mbir mi. waa xam nga loolu balaa kay Walfadjri di fésal jàpp naa ni organisation yu bëri fésaloon nañ ko parce que boo leen fàttalikoo fi ñu dem ba am ce qu'on appelle la loi criminalisant le viol foofu la jógee parce que dañu seetlu woon ne jigéen ñu bari dañu leen doon jéem a sàkku di leen rey waaye jigéen ñu bari itam dañu leen doon rey ci seen biir néegu sëy yi donc organisation yëpp jug ànd ak parlementaires yi ànd ak ministère de la femme ak yeneen organisation de jeunes ñu ne dafa doy bëggatuñu ñu rey fi jigéen donc boo xoolee déclic bi li ci gënoon tax mu am bokk na ci kaawu Binta Camara defe naa yéen a ngi koy fàttaliku à Tamba mu nekk benn kii bu ñaaw boo xamante ne taxoon na ñëpp indigné wu jug ne dañu bëgg ñu criminaliser le viol et la pédophilie yàlla dogal président d'accord ci loolu nga xam ne ñun wax nañ ko ñu am fi une loi boo xam ne dafay criminaliser le viol et la pédophilie mais defe naa loolu rek doyul parce que actuellement su ma amul lu may bañ wax dama naan dañu yegg ci féminicide mooy di rey ay jigéen parce que jigéen lañu parce que li nga wax nii cas yooyu mooy yi ñu xamaa mooy yi nga xam ne médias yi wax nañ ko mais am na cas yoo xam ne mi ngi am ci biir kër yi ngay gis ne jigéen day dund souffrance ba finalement dañ koy rey te rey yooyu lu ci ëpp dañ koy nëppal rafetal ko ba jël ko suul donc yi ñu gis nii mooy yi nga xam ne rek moo fés mais yi des te kenn waxu ko moo ëpp moo tax jàpp naa ne am na loi yu bari am nañ ko mais war nañ yegg nag ci am loi boo xamante ne dafay régler le problème des féminicides au Sénégal. est-ce que ñàkkul ne askan wi li ñu xamul li nga xamante ni moom mooy viol li nga xamante ni dem nañ ba criminaliser ko maanaam boo ko defee mun na sa ngir dund ci prison ngay dee est-ce que nekkul ne jotul ñu sensibiliser population bi wax leen li nga xamante ni moom mooy criminalisation du viol et de la pédophilie. waaw xam nga loolu xëy na tam sensibilisation mënul daj ñëpp mais ñun loolu defe naa avant même criminalisation ci loolu la ñu nekkoon def prévention expliquer population bi lan mooy viol lan mooy conséquences yi ci ñi muy dal waaye bi loi bi amee tam defe naa ñu ngi ciy def jéego yu am solo pour expliquer lan mooy criminalisation parce que loi tam buñ koy jël c'est pour dissuader ñi nga xam ne dañ ko bëgg a def ñi nga xam ne dañu bëgg a def viol dañu bañ ñu yegg fa mais ñi nga xam ne dañ ko def tam buñ leen daanee yenn daan yi defe naa buñ ci jugee dootuñu ko defati mais xëy na des na ba tey pour nit ñi comprendre parce que boo seetloo loi bi mu génnee rek dañ ko diaboliser loi bi mu amee rek ñëpp di wax da ngay gis jigéen ñi di jiiñaate jigéen ñi mais le temps nous a donné raison parce que loi bi am na ba pare nga gis ni tey la rey yi ëpp nag tey la viol yi ëpp viol sur des filles de 2 ans sur des filles de 3 ans mais en dehors de ces viols là maintenant on est passé à l'étape boo xam ne dañuy rey jigéen ñi comme ñu baal ma ci wax bi comme loo xamante ne vraiment kenn mënu ko expliquer ñu dem ba daf ma yorelu ma nga jël rey daf ma war a def lii daf ma war a toggal yàqalu ma nga jël rey donc y a un problème boo xam ne ci biir société bi la am te problème boobu c'est plus profond que ni nga ko jàppee parce que man dama gis ni
place su jigéen moom la société bi xamagul ba léegi parce que dafa mel ni jigéen dafa nekk seen moomeel nekk loo xamante ni da nga ci am droit de vie et de mort nga dem ba sa jabar bu la toogaloo sax nga rey ko nga dem ba nit bu la yorelee xaalis sax nga rey ko ça veut dire que kooku da nga ko jàpp comme sa moomeel parce que li nga xam ne yaa ko moom bu la neexee da nga koy téye bu la naqaree da nga koy éliminer donc jàpp naa ne loi yi baax na mais il faut un travail plus profond que ça société bi ñu expliquer lan mooy rôle lu jigéen mais itam ñu delloo ci seen xel xam ne jigéen nawle la te loolu defe naa ñi ngi ko war a commencer ci xale yu ndaw yi ñun commencé nañ ko parce que boo demee ci école yi gën a tuuti ñun dañ fa def ce qu'on appelle les clubs de droit pour jàngal xale yi ne góor ak jigéen ñoo yem ci ak yelleef même si société bi ñun méngale wuñu góor ak jigéen mais dañu ne góor ak jigéen ñoo yem ci ak yelleef ay nawle lañu dañu war a ànd ci jàmm dañu war a ànd ci teraanga dañu war a bëggante waaye kenn sutu ci sa morom kenn moomu ci sa morom ba nga xam ne da nga jàpp ne dama am droit de vie et de mort ci nit kooku noonu. association bi ngeen taxawal di association des femmes juristes du Sénégal tey ban njariñ wala ban taxawaay la am ci askanu Sénégal. waa association bi dama koy fàttali rek 74 lañ ko fi teg ku demee ni ki Mame Madior Boye nga xam ne moo nekk première femme premier ministre Sénégal moom ak ay yeneen moromu juristam ma mën ci citer Maïmouna Kane bi nga xam ne nekkoon na fi ministre ma mën ci citer madame Dior Fall Sow bi nga xam ne mooy première femme procureur Sénégal ma mën ci citer ñu bari ñoom ñoo ko taxawaloon ñoom bi ñu koy taxawal dañu seetlu woon ni ak yelleefu jigéen dafa sooxi fii ñu ne ñoom dañ koy taxawal pour dimbali jigéen ñi donc ci biir association boobu dafa am ci volet yu bari yu ñuy liggéey premier volet bi mooy li ñuy def nii sensibilisation expliquer nit ñi parce que droit yombul ñi ko jàng rek ñoo koy mën a expliquer mën ko comprendre ñu ne ñun li ñu bëgg mooy dañu bëgg droit génn tribunal dem ci biir kër nit ñi ñu xam lan mooy droit ba bu ñu la waxee benn terme du nekk loo xam ne daf lay tiital da nga koy ragal boobu benn volet la beneen volet bi mooy plaidoyer boo ko déggee mooy loi yi nga xam ne moom moo ñu tënk loi yooyu est-ce que baax na pour jigéen loi yooyu lan lay indi jigéen ñu fexe ba loi bu ñu gis xam ne waroo na ak yelleefu jigéen ñu taxaw def ci liggéey boo xamante ni nguur gi dina ci jël ay matuwaay te loolu defe naa am nañ ci ak yu bari damay jël rek exemple loi bi nga xam ne moom moo permettre jigéen dugg ci corps police en 82 la woon ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne ñun ñoo xeex loi boobu ñu dem ba 84 jigéen mun a dugg ci gendarmerie loolu ñun ñoo ko xeex d'ailleurs première promotion yi sax ñun ñoo nekk seen marraine su ma nee ñun mooy sama mag yi nga xam ne ñu ma fi jiitu suñu actuelle présidente mooy première femme bi nekk commissaire de police Sénégal bi ñu weesoo ci loolu fexe nañu ba en 1999 ñu am fi benn loi boo xam ne mooy xeex violence yi ñuy wax viol yi mariage précoce mutilation génitale féminine loolu mu bokk ci loo xam ne dañ ko xeex te xeex bi mu ngi jóge woon ci benn jigéen boo xam ne dañ ko reyoon mu nekk Kaolack xaw ma ndax xam ngeen cas boobu la cas Doki Niass defe naa bi muy am ñun ñëpp sax ay xale lañu woon mais dégg nañ ko nga xam ni jëkkëram moo ko dóor ba rey ko jigéen ñëpp jug ànd ne il faut nag violence yi ñu sanctionné ko carrément ñu am loi 99 boobu ñu dem ba ci kanam en 2008 ñu am benn loi boo xam ne moom mooy permettre jigéen buñ koy fayloo impôt mu yemale ak góor parce que bu njëkk ba jigéen day liggéey góor di liggéey mais jigéen buñ koy jël impôt ci moom dafa doon diis parce que duñ leen yemale ndax jigéen dañ ko jàppee woon ku amul charge loolu fexe dañ ba en 2008 ñu am loi boobu ñuy wax équité fiscale nga xam ne dafay am yemale ci fay impôt bi ñu dem ba ci kanam ñu am en 2010 loi bi ñuy wax sur la parité nga xam ne léegi fi ñuy nasee ak fi ñuy noccee jigéen ak góor dañ fay yem loolu yépp ci suñu combat yi la bokk ñu dem ba en 2013 ñu am benn loi boo xam ne moom la ñuy wax loi sur la nationalité parce que avant jigéen bu amoon jëkkër boo xam ne étranger la mënu ko jox nationalité am bu amee doom boo xam ne jëkkër bi ko jur du sénégalais mënu ko jox nationalité am loolu tam ñu xeex ba léegi jigéen bu amee jëkkër da koy jox nationalité am su amee doom da koy jox nationalité am pour tënk rek loi bi ci mujjee mooy criminalisation du viol boobu gis ngeen loi bi bu mu génnee première mouture bi criminalisé wul ñun ñu dóor ci table bi def conférence de presse ne loi bi président waxoon ak ni ngeen ko génnee du noonu ñu wooñu ñu toog waxtaan ak ministère de la justice ak ñi ñu war a waxtaan yëpp ñu def suñuy proposition ñu adopté ko assemblée voté ko kon defe naa am nañu njëriñ ak population mais yemuñu ci foofu dañu am beneen volet boo xam ne mooy assistance mooy ñëpp ñu am soxla ci wàllu yoon ñu dimbali leen parce que yoon dafa am coût
ñun ci cabinet avocat yi boo bëggee gis avocat 80 000 ngay fay pour gis ko rek boo toogee te loolu du ñëpp am na ñoo xam ne 100 000 am na ñoo xam ne 200 000 boo ko gisee toog ak moom mu jël sa dossier nga doog a waxaale ak moom xam nga loolu yombul ñëpp amuñu ko donc tax na ba ñu ubbi ce qu'on appelle boutique de droit boutique boo ko déggee concept bi mooy jege population. parce que dañuy gis jigéen mu togg ba mu yàgg mu fàtte xorom dugg ci boutique jënd ko ñun dañu bëgg droit accessible donc ñu installer un peu partout des boutiques de droit boutique de droit yi li ñu ciy def mooy képp koo xam ne da nga am soxla ci wàllu yoon dañu lay dimbali bi nag mi ngi commencé ci déglu la commencé ci dalal la commencé ci bindal la plainte commencé ci jox la avocat commencé ci jox la certificat médical bu dee violence la mais jàppale la ba sa procédure bi yëpp jeex ci yoon te doo fay dara moo xam huissier la moo xam notaire la moo xam avocat loolu ñu koy def actuellement Dakar ñi ngi fi am ñaari boutique de droit benn bi mi ngi Médina benn bi mi ngi Pikine am nañu Thiès benn am nañu Kaolack benn am nañu Ziguinchor benn am nañu Kolda benn am nañu Sédhiou benn bi mujjee ñi ngi ko am Kébémer kon defe naa ñi ngi jàpp ci population bi. amoon tax ngeen ciblé lu ci mel ni banlieue bi di Pikine ak fi nga xamante ni moom mooy Médina ngeen samp fa boutique. waa bi ñu doon ubbi première boutique bi Médina la en 2008 boobu comme moo nekkoon centre ville ñu ne nañu ubbi foofu benn boutique ñu ubbi boutique boobu mais bi ñu ko ubbee li ñu seetlu mooy ñi fay ñëw ñu ëpp banlieue la ñu jógee pour ñëw fa te bu ñu ñëwee da ngay gis ne dañuy am jafe-jafe pour déplacer wu bu ñu ñibbi sax yow boo maytu yaa leen di may paas pour ñu mën a ñibbi bu ñu amee audience tribunal soo maytu yow yaa leen di may paas pour ñu mën a dem ñu ne kon jot na ñu dem ci banlieue bi parce que besoin bi bëri na banlieue ñu déplacé wu dem ba Pikine ibbi fa boutique de droit noonu lañu def ba ibbi si région yu bëri. kon bu ñu amee déglu bu baax li nga xamante ni moom mooy criminalisation du viol et de la pédophilie am ngeen ci dox bu avancé ba ki nga xamante ni moom mooy état bu Sénégal ak ensemble jël ci ay matuwaay bu ñu amee fàttaliku bu baax doon ngeen dox di lijjanti li nga xamante ni moom moo nekk wàllum avortement médicalisé mbir moom fan la toll jamono juñ toll nii. waaw balaa may ñëw ci avortement médicalisé damay wax rek ne loolu yëpp bu ñu ko mënee c'est parce que dafa am lu ñu ko permettre le président Ablaye Wade daf ñu joxoon ce qu'on appelle l'organe consultatif auprès du président maanaam loi boo xam ne dañ koy jël mu jëm ci jigéen wala xale dañuy laaj suñu xalaat donc loolu moo ñu permettre ñu mën a def liggéey boobu yëpp avortement médicalisé effectivement jugal nañ ko fi depuis 2013 lañ ko jugaloon avortement médicalisé bi du ñun rek ñoo nekk ci combat boobu dañ ci nekk ci benn comité ñu tuddee ko comité de plaidoyer pour l'avortement médicalisé ñu nekk 22 organisations yoo xam ne ñoo nekk ci biir comité boobu ñun ñoo ko jiite ñun ñoo koy coordonné waaye boo demee di nga ci gis les femmes médecins di nga ci gis réseau islam et population di nga ci gis les sages-femmes di nga ci gis les infirmiers di nga ci gis les journalistes en santé population et développement comité lu bari na mënuma lim ñëpp. li ñu taxoon jug nag avortement médicalisé mooy en 2010 dafa am benn étude boo xam ne ministère de la santé moom moo ko defoon étude bi li ko taxoon jug mooy xool lan moo tax jigéen ñi bu ñuy mucc ñuy ñàkk seen bakken donc étude bi wane ne 8 ba 13% décès maternel amoon na Sénégal waaye ñu ne li ko indi woon mooy boo demee fële ca urgence mooy fi nga xam ne dañ fay jël ay ñoo xam ne dañu sonn ba nekk urgence ñu ne 50% jigéen ñi ñu fa yóbbu dañu defoon avortement clandestin ñu ne boo xoolee avortement clandestin mooy avortement bi nga xam ne danga koy def ci nu la neexee def ko ci noo xamante ne amul benn condition de sécurité ñu ne avortement yooyu nekk na 5e cause de décès maternel fii ci Sénégal bi ñu defee étude bi ñu wër Sénégal jël seeni recommandation yi dafa am ñu ne ñoom dañu gis ne loi bi nga xam ne moom mooy tere avortement war na am ay exception ma fàttali ne ñun ba tey dañuy militer pour ñu tere avortement parce que ñun militer wuñu pour ku mu neex nga def lu la neex ñëw yàq sa ëmb déedéet waaye dañu ne ñi nga xam ne victime viol lañ ñi nga xam ne victime inceste lañ te ñu ci ëpp nag ñu nekk ay xale yu ndaw yoo xam ne du ñu àttan sax téye ëmb waaye ñu ci ëpp ñu nekk ñoo xam ne ay seen ñu baal ma ci wax bi seen i baay moo leen tëdde seen i nijaay ñoo leen tëdde seen i maam ñoo leen tëdde seen i frère ñoo leen tëdde ñu jëlee ci ay ëmb yoo xamante ne defe naa li muy lor moo ëpp li muy defar ñu ne ñooñu dañu bëgg ñu autoriser leen avortement avant le délai de 120 jours avant le délai de 120 jours dañ ci waxtaan ak nitu diine yi ñoom ñoo ne ñu ruu dafa am nu muy ñëwee ci nit bu nekkee 120
120 jours matagul nit ki nekkagul ruu boo xamante ni boo ko fa dindee da nga tuur ëmb waaye day nekk lumbu deret boo xamante ni permettre nañ ko avant 120 jours waaye na nekk tam viol boo xam ne effectivement témoigné nañ ne viol bi amul benn sikki sàkk viol la te loolu ñun dañ ci fekk rek état sénégalais damay rappeler rek ne état sénégalais dafa am ce qu'on appelle le protocole de Maputo protocole de Maputo mooy benn protocole boo xam ni xam nga état yi dañuy faral di signer ay protocole ay convention ngay dégg CEDEAO Union africaine nangam ñu signé boo xam ne ci biir protocole bi article 14 bi dëkk yi ko signé yëpp dañ ne ñoom nangu nañ seen biir dëkk bu fa jigéen wala xale nekkee victime de viol wala inceste dañ koy autoriser mu def avortement état moo ko signé ratifié ko en 2004 mais malheureusement boo seetloo suñu code pénal bi nekk ci biir dëkk bi dafay tere avortement daf ne benn condition rek la ko reconnaître mooy quand la vie de la mère est menacée avec des conditions ñu ne il faut 3 médecins un médecin bu wax ne waaw effectivement ëmb bi buñ ko dindiwul dafay dee bi yeneen ñaari médecins ñëw confirmer ko ñu doog a am autorisation pour dindi ëmb boobu loolu seetlu bi ñu ci def mooy bu dee médecin bi dafa respecter procédure boo moytul balaa moo koy def jigéen bi dee te dañu ne pour sauver des vies donc loolu moo tax ñu ne procédure boobu nañ ko oyofal ba benn jigéen dootul dee pour avortement pour ñàkk am avortement waaye ñu ne bépp victime de viol inceste nañ ko permettre mu def avortement médicalisé ci lu mucc ayib waaye nañ continuer di tere avortement parce que ñun bëgguñu loo xamante ne ku mu neex rek def lu la neex ñëw dindi sa ëmb donc loolu moo tax ñuy def plaidoyer pour l'avortement médicalisé te boo seetloo tere boobu nga xam ne état sénégalais daf ko tere avortement dafa am ay conséquences loi bi daf ko bañ mais 2012 étude bi ñu fi def ak institut Guttmacher boo xam ne ay allemand la ñu nekk États-Unis ñu nag ñoom ñoo def étude bi lu mu wane mooy Sénégal dañuy tere avortement mais 51 500 avortement am na fi benn année Sénégal 51 500 donc sama benn collègue day wax ne boo koy xayma mooy xaaju université Dakar xale yooyu ak ñi jigéen yàq nañu seen ëmb ci biir mu am 6700 complications ñoo xam ne dañuy dem ba dañuy dindi seen butitu njurukaay parce que am na xale buñ ci xam 18 ans la am def avortement clandestin dañu dem ba médecin yi dañu obligé dindi butitu njurukaayam à 18 ans parce que avortement clandestin bi ñu ko defal baaxul nga dem prison des femmes étude bi ñu mujjee def lu mu wane muy 16% jigéen sénégalaises ñu ngi prison parce que dañu def infanticide 3% ñi ngi prison parce que dañu def avortement clandestin boo ko lënkalee mu nekk 19% de la population yoo xam ne ñu ngi leen tëj parce que dañu def avortement clandestin wala infanticide dañ koy dàq dafa ñaaw waaye ñooñu di fa nekk li ci ëpp double victime lañ parce que dañ lay violer da ngay nekk victime inceste yàlla bu la mayul mat wala xel nga jéem a def infanticide yoon teg la loxo alors que yow au départ tu étais victime de viol wala victime d'inceste donc loolu rek moo ñu dugal ci plaidoyer bi pour sauver la vie de ces femmes là et de ces filles